ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu mbooloo mi yëpp jiital ci nuyu bi imam ak chef de village di nuyu suñu maire yi ñu fi fekk muy maireu Darou Khoudoss maireu Taïba Ndiaye ak maireu Noto ñëpp suñuy mbokk lañu suñuy xarit lañu suñuy wëllëre lañu suñu diggante ak Maguette Ndiaye lu rëy la donc dem nañu Noto ay événements yu bëri du ci biir électrification rek mais ay parrainage donc Maguette bu ñu ñëwee fi fekk la fii dañ lay sant di la gërëm di wax mbooloo mi te ni gox bi moo la ñor parce que gis nañ boo ñëwee suñuy bureau yi walla fépp fu ñuy tasee nan ngay défendre priorité Noto mais priorité gox bi yëpp buñ fi ñëwee tamit fekk fi suñu mag suñu xarit président Alilo dañ si am mbégte bu rëy Sénégal yëpp seede na sa engagement ci développement moo tax am na ku ko wax léegi balaa may jël parole bépp président bu fi ñëw lëkkaloo ak yow pour wàññi jafe-jafe askan yi mais aussi développer réew mi donc président Alelo ñu ngi lay sant di la gërëm ci sa engagement surtout ñun ñi nekk ci biir énergie bu ñu gisee lu ñu def Taïba Ndiaye muy centrale Tobène muy centrale éolienne bi di ñëw muy poste électrique Tobène yooyu yëpp ñun bu ñu weesoo Dakar mën nañu ne sa commune mooy capitale électricité fii ci Sénégal suñu xarit le maire de Darou Khoudoss tamit ñu ngi lay nuyu di la gërëm di la sant ci dalal bu ngeen ñu dalal à travers yow ñu ngi sant population bi yëpp muy jigéenu saaw yi muy jeunes yi muy notable yi yéen ñëpp ñu ngi leen di sant di lay gërëm ci accueil bi ngeen ñu defal tey ci suba fii ci saaw bu leelu wéyee ñun ñu ngi yëngu ci électrification rurale mais ku wax électrification rurale wax plan Sénégal émergent wax objectif de développement durable au niveau des Nations Unies président de la République son excellence Macky Sall yéenam mooy fépp ci Sénégal courant bi mun fa yegg mooy lu mu tuddee accès universel horizon 2025 maanaam fii ak juróom-ñaari at yi di ñëw juróom-benn at yi di ñëw yéene président mooy courant bi yegg fu ne loolu nag effort yi rëy la parce que bu ñu xoolee au niveau ONU ñoom ñu ngi fixé objectif bi 2030 président bu mu ñëwee ne 2030 sori na moom lu mu bëgg mooy askanu Sénégal génn ci lëndëm ci lu gaaw a gaaw moo tax ñu fixé ñu lu ñu tuddee programme national urgence électrification rurale maanaam ñu développer électrification rurale ci lu gaaw partout au Sénégal loolu wax nañ ko aljuma ji passé bu ñu demee Kossy Thiamène dem Ngathie Nawde dem aussi Ngane ci région Kaolack dellu nañ ci démb bu ñu demee ci Mbour programme boobu bu président ñëwee dafa fekk Sénégal électrification bi xaw a néew maanaam junni ak juróom-benn téeméeru localité rek la fi fekkoon yu am courant ci juróom-benn at yi yokk na ci ñaari junni ak ñeent téeméer ba tey ñu ngi toll na ci ñeent junni localité yi ñu électrifié bu président fekkoon junni ak juróom-benn téeméer localité yóbbu na ko ñeent junni maanaam yokk na ci ñaari junni ak ñeent téeméer localité fu mu fekkoon taux électrification maanaam boo demee ci monde rural bi téeméeru kër yi ne ñaar fukk ak ñeent ñoo ci jotoon courant tey boo demee ci électrification monde rural yi daanaka téeméeru kër yi ne bu juróom fukk yi amul courant ñeent fukk ak ñeent yi walla ñeent fukk ak lu ko romb am nañu courant loolu nag mu ngi wone rek ñu ngi ci yoon bi mais lu des tamit bari na bien que fii ci gox bi ay poste rek moo fi des mais feneen ci Sénégal am na ay jafe-jafe ci rëy ci wàllu courant lii nag buñ ko mottalee ci yéene président la ci taxawaayu équipe ASER nga xam ne directeur technique Bamba Thiam mu ngi fii mooy chef de projet bi
mais ak ñëpp ñu mu àndal mooy Malick Gueye ak ñeneen ñi des suñu bureau yi mais aussi suñu partenaire indien yi à travers Lucky Export nga xam ne Kunal Abdallah mi toog moo ko jiitee toogal leen fii ci Sénégal ñoom ñoo taxaw ci programme bi bañ ko mun a mottali gouvernement indien def na ci lu toll na 23 millions de dollars ak genn wàll maanaa fukki milliards ak ñett ci francs CFA loolu moo ñu jàppale ba ñu mun a électrifier lu toll na ñaari téeméer ak juróom benn fukk localité ci région Thiès ak région Diourbel essentiellement beneen partie bi ci Casamance lañ ko defee programme solaire la mu ngi touché lu toll ne juróom fukk localité ak ñeent lii nag programme bu am solo la bu ma waxee ne fukki milliards ak ñett lañ ci dugal électrifier ñaari téeméer ak juróom benn fukk localité ci extension réseau boole ci li ñu tuddee installation intérieure maanaam dëkk bu ñu électrifier wax ngeen léegi nañu wàcce courant bi mais suñu partenaire indien yi dem nañu ba électrifier ci biir localité yi def lu ñu tuddee installation intérieure tey nag ñu ngi fii pour inaugurer dorsale Noto Mboro dorsale boobu 21 kilomètres la comme nuñ ko defee ci biir Tamba diggante Gouloumbou ak Missirah def fa dorsale 24 kilomètres fii dorsale 21 kilomètres la ñu def électrifier lu toll na juróom-ñaari localité yu nekk ci dorsale loolu tamit politique président la avant dañu doon jógee ci benn gox rek benn localité électrifier beneen bi tépp lu nekk ci yoon bi yépp président ne sénégalais yépp la ñu war a yemle ci courant bi donc waratuñu di électrifier di tépp ay localité moo tax bu ñu defee dorsale bépp localité bu ñu romb dinañ ko connecté ci réseau bi bu loolu passé ñu wax ci exploitation bi fii Sénélec moo ko war a exploiter maanaam Sénélec moo leen di jaay courant su doon yeneen gox xëy na yeneen concessionnaires yi ñoo koy exploiter fii nag Sénélec moo leen di jaay courant da ngeen fay abonné di fay courant comme yeneen sénégalais yi nuñ koy fayee donc loolu tamit ñun def nañu li ñu war transféré nañu gox village yi ñu électrifié yëpp teg nañ ko ci loxo Sénélec pour ñu commencer di leen jaay courant nag bu ñëwee warul yem ci lamp yi rek wax ngeen ko léegi courant bi bu ñëwee war na soppi xaru kanamu dëkk bi maanaa jigéen yi war nañu alléger seen travaux yi fu ngeen doon liggéeyee seen loxo ngeen remplacer ko par ay machines maanaam moulins yi war nañu ñëw congélateurs yi ak frigo yi war nañu ñëw ngeen mun ci denc yi nga xam ne mun ngeen ko jaay feneen ay machine tamit war ngeen ko am pour mun ko utiliser loolu yëpp ñun ASER ci suñu politique genre ak jàppale bu ñuy banque mondiale di jàppale am na luñ ci commencé def temps yële ñu ngi woon ci commune Mérina Dakhar dem ci Comboñ baaxale jigéen yi lu toll ne fukk ak ñaari millions ci ay matériel muy moulin machine à coudre mais aussi ay congélateur ak frigo fii tamit incha allah groupement femme bi mun nañu rapproché wu ASER incha allah dinañ ci taxaw pour ngeen am ci dara tamit. donc sécurité bi tamit war nañ ci taxaw courant ngeneen la yokkute la mais am na ay danger yu mu àndal moo tax ñu ngi leen di ñaax ci biir kër yi. ngeen toppatoo xale yi bu baax ngeen xam ne courant kenn waru ko foye muy mag muy xale courant am na fu mu war a jaar am na yoon bu mu war a jaar prise am na luñ ci war a dugal mais am na tamit luñ ci warul dugal prise courant câble bi rek lañ ci war a dugal donc leneen muy bant muy weñ waruñ ci dugal dara loolu tamit ñu ngi leen ci ñaax ngeen attirer seen attention ngeen mun ko gérer bu baax parce que sécurité bi lu ñu war la ñun ñëpp pour ñu mën a éviter yenn danger yi. asalaamaaleykum mbokk yi ginnaaw bi mu leen nuyu chef de village ci dalal bi ñu dalal tey di nuyu population wu Saaw bi yëpp di nuyu képp koo xam ne rek chef de village bi jóge nga fa nga dëkk ñëw teewee ndaje bi di nuyu
l'honorable député le président Alilo, maire de Taïba Ndiaye. di nuyu aussi l'honorable conseil économique et social monsieur Magay Ndiaye maire de Notto Gouye Diama. ñoom ñaar nag dañu di samay mag ay mag ñu baax ñu neex a àndal di leen ñaanal yàlla li ngeen yore yàlla suñu borom oyofal wax dëgg yàlla rëccuwuma li ma leen di xamee rëccuwuma lu may ànd ak ñoom parce que lu bëri nag tey jii su ma ko xamee te ñeme ko mën naa ne tamit président Alilo mi am na ci wàll parce que seetaanuma le maire de Notto tamit noonu ma leen di sant di leen gërëm ci kanamu population bi yëpp tey jërëjëf. bu loolu weesoo ki nga xam ne nag moo waral bés bi kooku moom dañ koy beral santam ak nuyoom moom ak équipe am muy le directeur de l'ASER monsieur Diallo yéen moom kenn amul seen fay tey ji lu waay ji mën a gërëm muy maire beeg keneen ku mu mënti doon ñun dañ ciy gërëm président de la république di ko teg sa loxo yow mi nga xam ne yaa yore direction ASER boobu di def lu am solo ci gox-goxaan yi parce que nag gox-goxaan yi sooxe woon nañu trop ah ci vision wu président nag mi nga xam ne dara teewu ko te xam li askan bi di dund xam li bëgg askan bi ah yow mi de duñu rëccu moom xam naa ni du juum comme niñ ko waxee waaye ñun tamit rëccuwuñu niñ la ko doon joxee direction boobu parce que gis nañ ci suñu bopp bu baax vraiment directeur ñu ngi lay sant di la gërëm yow sa équipe yëpp amuñu sa fay tey jii lii bu amee ah yàlla yow a tax ak président Macky Sall parce que Sénégal nag yaatu na collectivités yi ëpp na 600 ku ci nekk nag da ngay dem di ut te benn direction la te nag yaa ngi ciy jéem a xajal ñëpp ñoom nag wax dëgg yàlla tey jii dama lay wax ni à travers ma voix ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay ñaanal yàlla DG yàlla na leen suñu borom jàppale yéen ak seen équipe yëpp sàmm leen ba bi ngeen bëgg yëpp ci Sénégal ak ci gox-goxaan yi ngeen matale la ko incha allahu rabbi donc di sant waa Saaw yëpp nag rawatina responsable yi fi nekk conseillers municipaux yi di ci jiital Baye Ndiaye Mar nga xam ne mooy seen doyen mooy seen mag mooy seen kilifa di ko sant di ko gërëm ci ni mu uufee xale yi di nuyu les conseils municipaux yi fi teew yëpp muy Anta Mar muy Matel Touré muy Fati Diop Mar Mor Mar ak Ndioba Ndiaye ak responsable yi fi teew yëpp kon nag ngeen jàpp ni ñoom bu ñu ñëwee ci commune ba seeni bëgg-bëgg ak seeni soxla dong la ñuy dox man de mën naa leen seedeel ni mat nañu ay ndaw DG ah bu loolu weesoo dama lay fàttali rek ni Daaru Xudoos comme ni ko Abdou Mbaye waxee léegi ah Daaru Xudoos de mën nañ ne jàpp ni yegg na 50% d'électrification te biñ fi soog a yegg defe naa amuñu woon sax 10% loolu nag dañ la ciy sant bu baax a baax léegi de moom lenn rek ngay def jàppale commune Daaru Xudoos ba mu mën a jege commune de Notto ak commune de Taïba Ndiaye pour que au moins yeneen villages yi mën a am na nag ay villages yoo xam ne nag sori nañ lool ñu ngi ci beeñ ba ca beeñ ba nag beeñ ba daa sori mat na 7 8 ba 10 kilomètres ñu ngi lay ñaan ci seen programme d'électrification bu solaire bi ah ñu mën cee boole village yooyu en attendant courant bi poto yi dafa yegg mais nag solaire bi moom ñu ngi koy ñaan ngeen jàppale ñu ci bu village yooyu tam mën cee jot xam nañ ne nag loolu suñu yéen ñooy ci di ngeen ko mën te incha allah rabi lii bu ñu fi jógee dinaa yegg si waat ba seen i service ba seen i bureau di leen ñëw di leen wax lan mooy doléance commune de Darou Khoudoss ngeen permettre tamit ma remercier tuuti monsieur le DG sa agent yi vraiment xam nañ ni déggal nañ la te ñu ngi liggéey tamit liggéey bu mucc ayib vraiment ñu ngi leen di sant ñoom ñëpp di leen gërëm rawatina na nag monsieur Guèye mi nga xam ne moom dama ko daan sonal suba ngoon bu dégg ba cëg xam naa dem naa ba mu ne ma kii moom bu gisee sama numéro xam naa dina tiit parce que dama koy woo saa su ne bu loolu weesoo DG li ma lay ñaan nag mooy seen diggante ak Senelec wala seen diggante ak prestataire loolu nag population yi dañ cee sonn nañ ci lool ak pour rappel Diogo suñu commune la bokk Fass Boye suñu commune la bokk Lompoul foofu la ñu frontière village bi ñuy wax xonq yooyu suñu zone yëpp ci Darou Khoudoss la bokk te loolu yëpp am na loo ci intervenir vraiment DG ngàcce ngaalaam sant nañ la ci bu baax
loolu yëpp ci commune Darou Khoudoss la bokk mais nag li may ñaan mooy buñ ko xësee ba alimenté ko ñu fexe ba ménage yi jot ci kër yi jot ci te mu oyof mu yomb ñu mën leen ko jagleel parce que nag jafe-jafe boobu moom am nañ ko dinañu tàllal dinañu samp dinañ def mais yenn saa yi population yi day am jafe-jafe yi boobu ma lay ñaan nag ngi jàppale ñu ba loolu mën a antu maa ngi guddal jàppale ni sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp fu yaa jóge yàlla na ko dellu ci jàmm DG jàppal ni suñu xool sedd na ñu ngi lay sant di la gërëm yow équipe bu ASER bi yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf. suñu collègues yi ñu teeru Magor Kane le maire de Darou Khoudoss membre du Haut Conseil des collectivités territoriales suñu rak suñu xarit Maguette Ndiaye le maire de Noto membre du conseil économique et social di nuyu bu baax le directeur général de l'ASER monsieur Baba Diallo ak Malick Gueye collaborateurs yi mu àndal di beral nuyoo suñu partenaire indien yi nga xam ni tey ñëw nañu jëmmal ci lii nga xam ni ñoo financé également projet bi nuyu l'ensemble des conseillers chefs de village imam ak population yi nga xam ni fekk lañ fi tey ci directeur l'ASER ñoo ngi lay sant su ngeen fàttalikoo daaw du président Macky Sall ñëwee inauguré Tobène Power ci la jóge ñëw Noto joxe fa ndigal ni dëkk yi tàmbalee Noto ba Mboro jox naa instruction Sénélec ak ASER pour que dëkk yépp nañu am courant njaboot nag bu kilifaam àddoo mu dëggal kàddoom kon directeur général de l'ASER ñoo ngi lay sant di la gërëm di la ñaan nag loolu ko président waxee nga fexe ba àggale ko ndax xam naa ni mag yi dina ci ñëw ñun ñoo ngi sant ci dëkk yi nga xam ni déjà bokk nañu suñu commune te nekk ci projet bi di Kër Saliou Ba Bal Gueye Kéno Ndiaye ak Kër Baya waaye nag dese nañu ñetti dëkk itam yoo xam ne ni ñu ngi ci yoon bi muy Ndaam Lo Daaru Dia ak Kër Demba Diallo loolu nag monsieur le directeur dina ko teg ci sa loxo daan ko bind itam nga xam ni lu nu ñor a ñor la ndax ndox ak courant bépp dëkk boobu amul benn dëkk tey du mag bu ndaw boo xëy soxlawuloo ko xam naa seen na maam ngay chef de village mag mu toogal fi Beyti Ndiaye Beyti Gueye ak Sam wante loolu programme la boo xam ni PUDC moo ko yore te incha allah chef de village na sa xel dal suñ ko àggalewul daañu dem jooy ko également ci ASER pour ñu àggale ko vraiment di rafetlu lii nag nga xam ni chef de village wax na ko ndax projet ci boppam moo yéex kër gii di ASER nag man da doon sama kër ndax ñi ko taxawal ci laa bokk nekk naa ca conseil d'administration ba fukki at ak juróom-ñaar kon directeur romb yëpp maa doon ànd ak ñoom maa ngi fàttaliku ca jamono bi Samuel Sarr nekkee directeur général Sénélec demoon na ba convaincre président Abdoulaye Wade ni nañ supprimer ASER mu créer une direction de l'électrification rurale man maa dem seeti président ni ko ASER rôle bi mu yor ak différence décalage bi nga xam ni am na ci communes yi ak àll bi nañu dooleel ASER état bi jàpp ci partenaire au développement yi jàpp ci mu ni ma wax nga dëgg loolu moo tax ba léegi ASER di continuer te li ASER état bi di ci def partenaires yi loo ciy def lu ko ëpp en particulier nag nos partenaires indiens. Je voudrais très simplement au nom de mes collègues rendre hommage à la coopération indienne. Vous nous avez permis d'électrifier à hauteur de 550 millions de financements l'ensemble de ces villages qui sont sur la ligne Noto à Mboro. Il reste bien entendu une dizaine de villages et nous allons formuler la requête que nous allons transmettre au directeur général de l'ASER et nous comptons sur votre diligence parce qu'aujourd'hui l'électricité est un besoin, est une nécessité, je dois dire. Nous pouvons dire que dans les années 80, c'est les adductions d'eau qui étaient la priorité.
Aujourd'hui, nous avons presque réalisé 100% en adduction d'eau. Il nous reste maintenant l'électrification rurale qui est un facteur de développement et qui occupe une place importante dans le cadre du PSE. Je voudrais donc inviter la coopération indienne à continuer à appuyer l'ASER pour que nous puissions véritablement traduire de façon concrète la vision du président de la République pour que dans les 3 années à venir, nous arrivions à 65% d'électrification rurale. La semaine prochaine, nous allons lancer à Taïba Ndiaye la centrale éolienne à hauteur qui va fournir 150 mégas à la Sénélec pour un financement de 150 milliards. C'est-à-dire donc que la vision du président de la République en ce qui concerne le mix énergétique est aujourd'hui en marche. Et nous autres, en tant qu'acteurs, en tant que responsables, nous avons le devoir de lui rendre la monnaie. Kon nag li président Macky wax léegi wax dëgg yàlla Macky Sall am na lum ñu lebal lim ñu lebal nag ñun ñii baat bi noor seen baat la ñu yor suñu joxee ndombo ñeen leen ko jox su ngeen ñu dooleelee ba ëllëg ñu defal ko yónnubul ko résultat yoo xam ne dañ ne ay lay yéwén kat de ñaay lépp lu ñuy wax lépp lu ñu bëgg war nañ caa taxaw bu boobaa dana yomb ndax dama yàgg a wax ni fekkee fa ñuy séddalee dana tax xam cër te ñu ñëpp kenn ku nekk kuréel ga nga nekk lu gouvernement bi lal di ko tëral da nga fa jaar te kenn du fàtte sa bopp kon jàpp leen ni am ngeen ñu leen représenté ci assemblée nationale ci conseil économique et social et au conseil des collectivités territoriales kon ñi am nañ sant yàlla waaye ñi amul itam nañu xam ne duñu leen bàyyi ndax ci la ñuy xëy ci la ñuy gont te incha allah bala noo bàyyi l'ensemble des villages seront électrifiés noo ngi leen di gërëm di leen sant allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam. di leen nuyu yéen bokk yi fi teew yëpp di leen ñaanal képp ku fi teew yàlla na suñu borom faj say aajo di ñaan nag ndaxte dañuy wax alhamdulilah ndax li tax ñuy wax alhamdulilah dafa metti woon trop ñuy ànd di liggéey kon suñu demee ba nga xam ne tey ji nii ñu ngi gis ay xéewal muy ñëw suñu yaakaar tësul di ñaan monsieur le président de la république yàlla bu yaakaaram tas ci 2e mandat di ñaanal nag kilifa diine yi fi toog kilifa aada ak autorité yi fi toog yëpp di nuyu le directeur de l'ASER ndax ñun mënuñu ko fay yàlla ñu koy fayal ci mandat la su loolu paree maa ngi nuyu ci wàllu jigéen ñi ñu àndal di liggéey monsieur madame Magor kii Maté Touré ak Adja Ndeye Koumba Ndiaye ñëw teew fi ci wàllu jigéen ñi xam ni financement bu monsieur le maire joxe ci loxoom la jaar mu ñëw ànd ak ñu di liggéey mi ngi suñu ginnaaw teew moo tax jigéen ñi ma bëgg ngeen tàccu ma Adja Ndeye Koumba Ndiaye ndax liggéeyam rafet na te lu mu am bokk na ko ñoom. ndax yéen a ngi liggéey bu baax. su ma paree may nuyu nag monsieur le maire de Notto Gouye Diama monsieur Magaye Ndiaye di wax ni feccum lii bu neexee nday jaa jàpp ca màggee ñun lu ñu man dañ ko commencé woon ci monsieur Magaye Ndiaye booba affaire ngi doog a judd ñu sonn lool mu boole ñu ak Baye Ndiaye maa bi suñu baay ma bëgg ngeen tàccul ma ko ndaxte néegam lañ daan toog guddee bëccëg nit ñi tëdd ci nelaw ñu di fa toog ba 2 heures du matin di ànd ak moom di liggéey ñu jël moor mii nag di suñu rakk bokk ak moom lépp mu doy ñu jël ko ni ko ñun mënuñu bés bu nañu teew ndax dañu yor liggéeyu jàmbur xañ na mais moom am na tewarteg fu ñu ko yónni mu dem lu ñu ko doxloo ñu dox ko te saaw rek a ko ñor kon ngeen tàcc na moomaa bu baax ndaxte li muy métti métti lii rek la bëggoon di ñaan nag yàlla na sax dak di nuyu autorité yeneen yi fi teew yëpp ku ma lim ak ku ma limul monsieur le maire Magor Kane dañ lay bàyyi ak yàlla ndaxte ñun bi ñuy dugg APR ñëw gis la réccu ñu lu la doon xame monsieur le maire yaru nga teey nga doo tontu comme le président de la république di def mooy damay liggéey te duma ci boole samay wax loolu la Magor Kane di def ñun ñi dem maire yi xam nañu monsieur le maire Magor Kane lu mu daj néegam lañ daa dalal ba tey yàlla ji fal ko kon monsieur le maire bu ñu def lu ñu ñaanal la yàlla li ngay wut ci gox bi di ko wut ci tund yi yàlla na ko suñu borom def ci yow te muy ngëneel ci yow réccu ñu lu la doon amee
jigéeni Saaw nag ñu ngi nii jàkkaarloog yow ca kaw ca kanam 100% lañ lay watal bi yoon ndaxte yow yaa ñu tax a jóg te li ñu amul woon yaa ñu ko indil kon ñu ngi leen di sant ñëpp di ñaan nag képp ku fi teew yal na yàlla faj say aaju ku ma xam ak ku ma liwul na ma ñëpp jéggal. dañ ciy jiital suñu gan ñi nga xam ne ñoo ñëw ñu ngi tàmbali ci suñu maire muy Mbogor Kane dañ koy nuyu bu baax di ko sant di ko gërëm parce que Saaw koo wax da nga naa zone day ñaay koo wax ñu ne Mor Thiam jàmbaar la mais Mor Thiam du jàmbaar xam kan mooy jàmbaar ji Mbogor Kane bii ndax feccum leer bu neexee nday jaay jàpp ci loxoy man mënuma dara moom la moom moo ma jox confiance yaa nekk ci sama ginnaaw lu ma ko wax mu taxaw ca bu ngeen gisee lu ngeen bëgg mu yomb kon mooma wax ji na leer bu ngeen bëggee nag ne Mor Maar moom la bàyyi Mbogor Kane non da ngeen di juum tey bu tee loxoom ci man dara dootuma ko mën ci yéen moo xamal leen loolu waaw. beneen bi ci des jaay ndëf grâce à moom ndax tey jii moom moo fi andi woon parti bi taxawal ko ñëw teg ko ci suñu loxo ñu ànd ak sunu papa Baye Ndiaye Maar maa ngi koy sant moom di ko gërëm bu baax ak mboolem équipe bi nga xam ne ñoom lañ àndaloon di liggéey muy maire Matar Touré ñoo ndax liggéey bu rafet lañ doon def tey jii ñoom ñëpp a jàpp ci lii ba lii mën a am. waaw beneen bi ci des mooy nuyu maire Alelo di ko sant di ko jox wàcc waayam taxawaayam ci tudd wi ku nekk xam nga ko ku ko déggul xam nga ko xanaa ma leen di ñaan yéen autorités yi nga xam ne yéen ñu fi nekk ngeen dolli ko jàppoo parce que président Macky Sall jox na leen ay ndombay tàgg ndax daanu dajul fépp donte am ngeen li ngeen def mais bu ngeen gënee déggoo gën a boole seen doole yaakaar naa fi ñu bëgg a dem dinañ ko dem dama koy lox jooju ma ngay jaay Alelo ak Mbogor Kane ñoo ko moom. di nuyu tamit directeur ACR kooku moom dañ koy sant bu baax a baax buñ ko joxee confiance def na li ko war lépp parce que man Daaru Xudus gii 58 villages la yaakaar naa 5 villages lañ fi électricité woon tey jii boo xoolee liñ fi électricité mat na 30 villages li ko ëpp bu la lu ko ëppul bariwul tey foo dem poto yi tëdd na wala mu samp wala muy tàkk. commune bu toll Daaru Xudus 58 villages ñu fekk fi 5 villages yoo xam ne moom lañu électricité léegi boo demee 68 yëpp foo dem tàkk na wala poto yee tàkk ci directeur ACR bii moo tax loolu mën a am grâce à président Macky Sall. kon donc man bu ngeen dee tëkkale keneen ak ñeneen ñi ñëw di wax dama yaakaar ne da ngeen a bëggul seen bopp parce que bu ngeen xamee fi ngeen teg seen tànk di ngeen jàpp ci président Macky Sall ndax moo fi nekk. ki la jox ndekki nag bu la nee di nga añ war nga war koo gëm waaw beneen bi ci des nag ma dama koy jottali mu jëm ci askan wi ndax dafa des bu nu taalee courant bi di ngeen ni courant bi daa war a wàcc ci biir kër yi il faut nag koo xam ne deful woon demande da ngay def demande nga yóbbu ko am na ñu defoon demande tamit monsieur le directeur ñu jàpp ci ba nga xam ne demande yi ñu defoon Senelec ñëw def ko ñu ñëw wàcce ko mu gaaw parce que tamit taal courant bàyyi ko noonu ñu toog di xaar te wàccul ci kër yi loolu jaaduwul mais ak nu mën a demee nag li ci ëpp solo nag pour mu wàcc tamit il faut population bi ñu def demande ñu dëggal ko Senelec kilifa yi jàpp ci mu mën a wàcc ñu mën a nekk ci jàmm ñun ñëpp maa ngi jéggalu ci kàddu yi wasalaam.